mbokk yi jërë ngeen jëf ñu ngi leen di gërëm rafetlu seen ànd ak rajo Futur Média benn waxtu jot ñu jukkil leen xibaar yi. li ci gën a fës autoroute à péage bi diggante Dakar ak aéroport international Blaise Diagne bu Diass état bi dugg na ci capitalu société bi ko yore ci jamono ji ti téeméer boo jël état bi dana ci am ñaar fukk ak juróom kuréel gi ëmb way jëfandiku yi nag di ko rafetlu waaye kuréel ga nee na daal li ko gën a ñor ci jamono ji mooy ñu wàññi seeraayu péage bi. campagne yu ñàkk gi ngir jëlee fii feebar bi di mbas mi coow li wundu vaccin bi di AstraZeneca taxul nag nit ñi ragal ba tey ñu ngi dem di ñàkku ji donte sax am na ñu ci seen xel tey Pastef ak ñi koy jàppal tànk boobaak léegi nag ñu ngi wër ci réew mi seeti ay nit ak i kuréel gannaaw Y'en a marre tey ci suba la Ousmane Sonko seeti waa FRAPP France Dégage ak plateforme bi di doy na bu ngoonee Khalifa Sall lay seeti sunu dossier tey bi nag ñu ngi ko jagleel njaatige këru liggéeyukaay yi mu di patronat bi waroo dox seen diggante ci ni ñu falee njiit la ñoom njaatige yi nag nekk di xaxarante fekk këru liggéeyukaay yi nekk ci tolof jamono ji la ko waral xam ngeen ko feebar bi di mbas mi biti réew dañ ci ànd ak Georges Déthié Diop tàggat yaram Malal Diagne Junior yéenekaay yi ak Mamadou Mohamed Ndiaye gis-gis ak RFM tey lu ñuy waxtaanee moo di vaccin bi di AstraZeneca ak coow li ko wund. Abdoulaye Diop moo fare ci machine yi mbokk yi nu ngi leen di nuyu rafetlu seen ànd ak rajo Futur Média AstraZeneca ndax dañuy wéyal ñàkk beem déet lu ci mën am moo di coow li ko wundu taxul nit ñi ragal ba tey ñu ngi dem di ñàkku ji gannaaw nag coow li nga xamante ne wundu na vaccin bi di AstraZeneca ak effet secondaire yi ñu ne da cay jóge tax na ba médecin vétérinaire bi di docteur Pape Ndari Niang daal di ne li ko gënal ci jamono ji mooy ñu annuler wala boog suspendre ñàkk bi nga xamante ne jëm na ci vaccin boobule di AstraZeneca moom directeur cabinet Afrique Émergence conseil mu ngi sàkku ci autorité yi nga xamante ni ñoo saytu wàllum paj mi fii ñu def ca ndànk xoolaat ko bu baax a baax laata ñuy weel ñàkk bi ak vaccin boobule moo nekkoon gan ak RFM matin ni ki tey jii ñu teewlu ko. gis nañ ne. mi ngi indi ay musiba bien que OMS nee na ne amul lien mais man gëwuma loolu. OMS nee na nañu piqûre amul problème. mais gëwuma loolu parce que piqûre boobu mooy indi dee. kon forcément piqûre boobu am na impact OMS nañu xoolaat lu ñu wax mënuñu positionner mënuñu proposer lu mel noonu alors que mi ngi rey parce que en réalité c'est vrai lu xew mooy mbas bi dafa ñëw di rey ñu bare ñu garantu étape yu ñuy def pour génne vaccin dañ ci tëb yu bare. parce qu'il fallait que mu am une réponse très rapide yoon la mais léegi mi ngi vaccin yi ñu ngi wane ne en réalité parce que def ñu test yu waroon yëpp mi ngi wane seen bopp donc Sénégal am na pour teg tànkam waxuñu mu supprimer AstraZeneca mais na ko génnee ci lot de vaccin yu muy utiliser Sinopharm bu mu jot bi en attendant parce que lenn du am de duñu nangu aussi nag ñuy juum bëgg pousser def vaccination je comprends la préoccupation des médecins bëgg nañu aar Sénégal mais bu ñu pousse cette idée là aar Sénégal ba lor Sénégal. mais est-ce que tamit comme ni ngay waxee ce ne France ak Allemagne suspendre nañ rek réew yu bëri suspendre que Sénégal dafa war a suspendre parce que tamit réalité bokkul xëy na ni ko nit ñooñu bañ a ñàkk supporter fi mën nañ ko supporter situation yi bokkul réalité yi bokkul. ak yaram yi. waaw loolu am na mais est-ce que aujourd'hui Sénégal def na étude buy wane ne yaram yi bokkul. ak réponse bu vaccin yi di am par rapport ak yeneen dëkk yi du benn ba mën a continuer loolu parce que loolu la. mu nekkoon Pape Ndari Niang di médecin vétérinaire campagne am ñàkk gi nag di wéy donte sax coow tàbbi na jëm ci vaccin AstraZeneca bile ba léegi nag nit ñaa ngi dem rawatina mag ñi ñu ngi dem di rang ngir jot seeni dose vaccin donte am nañu ci bari ci ñoom yoo xamante ni daal neñu xel mu tey lañ cay demee Awa Mbaye. booy romb centre de santé PMI Médina faaw nga sànni say gët ci mbooloo mu takku mi nekk ci ëtt bi ñoom ñëpp ñu toog di ay mag ëppal juróom-benn fukki at góor ak jigéen ñoom ñëpp di xaar ñu ñàkk leen rang bi nag ku njëkk a ñëw yaay jiitu ñu toppalante ko noonu Cheikh Moussa Sidibé moom li ko dese mu yegg si ay simili yu néew la. on a 78 ans 78 ans oui. mu ne moom ragalul dina jël ñàkkam bu njëkk ci AstraZeneca bi ndax docteur yi ñoo dalal xelam. wóolu naa ko kañ moo tax mu ñëw comme que médecin nee nañ baax na man li ci def sama yoon nekku naa ñëw def sama devoir Sénégal dañuy bari wax boo leen toppee nag daa dugg ci loo xamul man ñi may déglu moo dañuy am xam-xam di ko liggéey médecin nee nañ baax na
naa vacciné wu li ci des sama yoon nekku toppatoo ma leen voilà. soxna si juróom-ñaar fukki at ak ñeent nee na la am démb la jël ñàkkam bu njëkk fileeg ñetti weer mu tollanti ko nee na yëgul dara ci yaramam te coow lu muy dégg taxul mu découragé. leneen laa doon plan Sésame laa doon wuti ma fekk nit ñi toog ñu ne dañuy ñàkku ma profité ñàkku waaw. gëm yàlla rek tiituma ba léegi yëguma dara sama yaram. góor gi di dem ak waaxoom boo ko xoolee danga naan eggul ci at yi mu am te moo ne juróom-ñaar fukki at ak ñett la am yàkkamti wut ci ñàkk bi ñu naan AstraZeneca ndax coow li bari na. man wóoruma parce que comme Europe France Italie Espagne Allemagne Germanie ñu ngi arti seen ñàkk kon peut-être ñun Sénégalais comme ñoom ñoo demoon ne bu ñàkk kii na dem ba arti ne dañ seet ba xam lan la baax na wala baaxul kon ñun Sénégal tam dañu war def faire doucement xaar ba xam baax na wala baaxul parce que maa ngi dégg ci commentaire yi ñu ne ñàkk yi day war deret luy war deret nag maanaam na la ca lu cay topp de. coow laa ngi law ci àdduna bi dëkk yu bari dakkal seen ñàkk jëm ci AstraZeneca waaye Sénégal moom dogal bi mu jël ci waxtu wi mooy wëyal ñàkk bi ba keroog muy gis lu tax mu soppi. Awa Mbaye coow laa ngi law ñeel vaccin boobule di AstraZeneca fekk it feebar bi mu ngi gën di law. donte ndax fan yi seetlu nañ ne mu ngi wàññeeku fii ci Sénégal ci lim bi nga xamante ni def nañu ko waa ministère de la santé ñoo ko def ci suba am na ñetti nit yoo nga xamante ni ñàkkati nañu seen bakkan ci feebar bi le juróom-benn fukk ak juróom-benn cas yu bees lanu am ci junni ak téeméer ak fukk ak juróom-benn test yi nga xamante ni def nañu ko dem ca Matam ak médecin ya fa nekk ñoom nag jamono ji fu ne la ñuy yuuxoo wàllu ne anam ya ñuy liggéeyee daal dara ca baaxul yokk ci seen prime yañ leen doon jox daal. dañoo jekki rek ne ko pet dagg leen kenn gisatul prime médecin réanimateur ba nekk ca hôpital Ourossogui nag moo ci gën a sonn amul bureau fu ne lay tourner ci couloiru hôpital bi ngir am fu mu toog yokk ci scanneru hôpital ba sax dafa faf paan Ali Bandel Niang li ñuy dund jamono yi ci diwaanu Matam kat métti na ba jéggi dayoo ñoom ñooñe nag di fajkat yi maanaam docteur yi spécialiste yi nga xam ne moo ne sax barituñu ñi nga xam ne dañuy nangu toog fii liggéey waaye ñenn ñi jël défi bi ci ay jafe-jafe yu métti la ñuy dundee ci misaal sax bloc opératoire au centre hospitalier régional bu Matam moo nga ñu tëj ndax chirurgien amul naka noonu itam ki nga xamante ni sax moo di réanimateur bi ñu doon yàgg xaar bi mu ñëwee bureau sax bu muy xëy amu ko waxaale wu ñu bërëbu liggéeyukaayam ndax benn salle de réveil cote la am Mamadou Demba Ndir ab doon gynécologue ci hôpital régional bu Matam bokk itam ci syndicat bi di SAMES. xam ngeen ne fii ci diwaanu Matam dañoo yàgg a jooy réanimateur yàgg a jooy chirurgien yàgg a jooy gynécologue yàgg a jooy néphrologue yàgg a jooy cardiologue yàgg a jooy bépp spécialisé ci tënk bu fekkente ne dañoo ne ñu bees ñiy ñëw li nga xamante ne daf fi nekkoon tax ñoom bu ñu ñëwee ñu am lu as tuut lu ñuy suturloo loolu dañ koy jëlee ci seen loxo loolu noonu ku ko wax rek yaa ngi wutat naxasal santé maanaam wërgu-yaram askan wi féete fii ci Fuuta xam ne balaa ñuy jot bërëbu fajukaay dañuy daw ba sonn ñu ngi ci ay jéego d'ailleurs waaye nag loolu bu sottiwul dinañ leen woowaat ci ay fan fii di situation boo xam ne mënuñ ko na ce centre hospitalier régional bu Ourossogui foofee li metti médecin yi moo di prime boobu ñu doon jagleel médecin chirurgien ba dañ ko daal di téq te itam médecin yi nga xamante ni ñooy liggéey jamono yi ci région bu Matam ñoom mënuñu comprendre bu yéextànge gi ñu nemmeeku ci anam bi ñu leen waroon taalal installé scanner bu yanj bi nga xam ne ministère de la santé yabal na ko fi waroon leen gën a mën a jàppale ci anam bi ñuy liggéeyee lu ñeel sax wàllum cas d'urgence yi mu nekkoon sa naataango Ali Bandel ñaa fii ci doonu Matam pour RFM. fukki simili moo bootu ci benn waxtu nees kis ñu wéyal. pour man RFM mooy rajo bi gaaw ci xibaar yu wóor. RFM xibaar yu wóor te wóor. ñu wax ci wàllum actualité politique ak Ousmane Sonko bi nga xamante ni ba mu génnee kaso ba léegi daal ba mu génnee ci garde à vue ba mu nekkoon ngeen baal ma mu ngi wéyal ay tournée seeti ay nit ak i kuréel jóge na ca Y'en a marre tey jii jamono ji may àddu ngeen di teewlu ma nga seeti waa FRAPP ak waa plateforme bi di doy na bu ngoonee nag moom Ousmane Sonko dafa fas yéene amal ab ndajeek taskatu xibaar yi Khalifa Ababacar Sall njiital coalition taxawu Sénégal ñoom ñooy bokk animé conférence de presse boobule ñu wax ci émeutes yi fi amoon maanaam manifestation yi fi amoon yoon mu ngi wéy di def liggéeyam am na juróomi nit yu nga xamante ne ci ñi ni manifester lañu bokkoon ñu tegoon leen loxo tribunal flagrant délit bu Dakar déglu na leen ba bàyyi leen ni ki tey jii lu ñu leen doon toppee moo di bopp ci manifestation boo xamante ni amuñ ca ndogal sàcc maanaam booloo sàcc ak it yeneen i infraction yàq moomeelu jàmbur yooyee lañ leen doon toppee waaye mujj lañ leen bàyyi laataa ñoom nag am na ñetti nit yu nga xamante ni dañu leen déglu daal di leen juger ba noppi bàyyi leen ba tey ci tribunal ab Ndakaaru ñu dem ca Bunkiling
ak COJER ba fa nekk COJER di ndaw yi nga xamante ni ñoo bokk ci nguur gi ñoom nag ñu ngi ñaawlu fitna gi jolli woon fii ci Sénégal tax ñu bëri yàqu li ci ñoom ñu ne daal méttit lu nañu ko ba fu mu yem ñuy sàkku nag ci seen i moroom yi ndaw ngir rek ñu ànd ak dal kii di Ndeye Oumar Ndiaye moo yore seen kàddu ñu teewlu kook Max Clip Kamfani. dañoo ñëw tey fii pour ñaawlu jafe-jafe yu amoon ci suñu dëkk ci fan yële passé buñ jógee di ko ñaawlu ñuy sant suñu takk der yi ñi nga xam ne am nañu mëtaay bi nga xam ne bu ñu amul woon mëtaay bu mët noonu mën na am affaire bi dina doon gën a métti fii kon ñoo ngi sant suñu takk der yi buñ leen santee ba pare ñuy jaale suñu rakk yi suñu mag yi ñëpp ñi nga xam ne daanu nañ ci bés boobu ñuy ñaan yàlla yërëm leen xare leen àjjana di jaale seen mbokk bu loolu weesoo ñuy ñaanal suñu mbokk yi gaañu ñu nekk ci hôpital yi yàlla na leen yàlla faj ñu dellu seen kër yi ñuy jeesal suñu ànd ak suñu président de la république di ko sant di ko gërëm di ko remercier ci mëtaay moom tamit bu mu mët xam ni moom mooy kilifa réew mi génn wax ak sénégalais ba jàmm dellu si waat fii ci dëkk bi ñuy wax jeunes yi dëkk bi ñun ñëpp ñoo ko moom ku nekk am nga droit ñaxtu li nga bëgg a ñaxtu mais yàq bi nañ ko teg ci suuf parce que lu ñuy yàq ñun sénégalais yépp ñoo ko moom kon ñoo ngi leen di ñaan bu dara amee nañ ko ñaxtu ku nekk am nga droit ñaxtu mais nañ ko ñaxtu ci ni mu waree ñu bàyyi yàq bi parce que lépp lu ñu yàq daf ñuy delluwaat gannaaw te li ñuy yàq ñun ñoo ko moom ñoo ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp di nuyu waa Bounkiling di leen remercier di ñaan lu fi amoon yàlla bu mu amati Sénégal nañu liggéey la ñu bëgg développer Sénégal ñu ñaawlu fi amoon di ko ñaawluwaat kenn ñaanatul yàlla li fi amoon am ndaxte yàqu-yàqu yi bari nañu Smart City Africa benn société la boo xamante ne juróomi at a ngi nii mu nekk fii ci Sénégal moom it yàqule na lu bari société boobule 200 ndaw ñoo fa doon liggéey ñëpp nag di ay sénégalais manifestation yi weesu yàqule na ci xayma ci koppar toll na ci 450 millions yoo nga xamante ni daal yàqule na ko maanaam 4 millions ak juróom fukk muy loo xamante ne nag directeur ba daal dina ko mettitlu ne daal fi mu ne nii lenn rek la mën a def wàññi ay liggéeykatam am na plainte boo xamante ni nee na yóbbu na ko ci yoon plainte contre X Smart City Africa nag benn këru liggéeyukaay boo xam ne la dafay yëngu ci wàllum yore ay parking garé ay auto moo xam parking public la wala privé Bounama Kami Sila mooy njiit la ñu teewlu ko. man perdre naa à peu près 400 millions parce que benn ordinateur bu nekk 3 millions lay jar à peu près 150 ordinateurs bu ñu gis ay ordinateurs plus de 40 yu ñu arraché ak yeneen yi yoo xamante ne dañ ko yàq quoi lu may wax rek mooy que suñu dëkk la de toute façon nañu dalal suñu xel et puis naa jéem a xool nu ñuy def quoi. sa entreprise bi am na ñu ci doon liggéey bokk na ci ay sénégalais. waaw ay sénégalais rek ñoo si liggéey tey entreprise sénégalaise la boo xamante ne mooy liggéeyloo jeunes yi bu mu commencé ba léegi à plus de 200 jeunes yu doon liggéey ci entreprise bi ñu doon def stationnement rien que Médina mooy commune bu ñu jëkkoon nekk on a 70 jeunes yu fay liggéey. gannaaw li xew est-ce que da ngeen di wàññi emploi yi wala boog nu ngeen di def. man je serai obligé wàññi emploi yi man ni may melee mooy que depuis des années ñuy wax politique yi nañu occupé wu ci xale yi ndax seen liggéey pour wax la am na politique emploi bu bale bu ñu raté il faut que ku ñuy jiit muy Macky Sall mu reconnaître que lu mu waxoon ci emploi jeunes yi soo gisee jeunes yi gën c'est que vraiment dafa am benn affaire bu leen métti trop moo tax ñu gën. mu nekkoon Bounama Kami Sila di directeur société bi di Smart City Africa. Ousmane Tounkara turam siiw na ci internet bi fële la nekk ca États-Unis ndax kàddu muy ñaaw yi muy faral di yëkkati moom nag police bu Amérique teg na ko loxo gannaaw ab plainte boo xamante ne nguurug Sénégal moom moo ko defoon lañu koy toppee mu di terrorisme ak menace de mort maanaam xupp ne dafay faat bakkan gannaaw moom Assane Diouf la ñu njëkkoon a jàpp foofule daal di ko andi fii ci mim réew di Sénégal laaj bi samp mooy nu ñuy analyser démarche bu bees boobu nga xamante ni autorité yu Sénégal yi amee nañu ko ak it sax démarche bi nga xamante ni Sénégal yi nekk ci diaspora ñu ngi koy faral di def lan moo leen di pousser ñu révolté wu dossier la bu nga xamante ni Kumba Sandiane Faye lañ ciy àndal. kum ne nga làqatu ci sa benn écran wala sa benn clavier wax lu la neex te dara du la ci fekk bu dee Sénégal foofu la ñu làqatu mais fële bu dee bitim réew nag ñoom dañ koy def à visage découvert. ñu teg ko loxo États-Unis ci ay tuuma yu jëm ci terrorisme ak menace de mort yu mu jëmal ci yenn ci kilifa yi fii ci Sénégal ñu mën ko jàppe nip beneen saagakat bu koy amal ci réseaux sociaux yi moom Ousmane Tounkara loolee sax tax tey mu siw gannaaw phénomène Assane Diouf ana lu waral doomu Sénégal yooyee nekk bitim réew di doxalee nu mel sociologue bii di Abdourahmane Sanoko gis ne jaar nañu
def ab seetlu ana ki ñu doon ak naka la ñu toogee ci réew yi ñuy dund. ñiy def genre sortie yooyu yëpp seen niveau intellectuel soriwul amuñu trop suñuy waxtaan argument boo xam ne dañ koy def bu logique bu jugee ci di teg poñ par poñ pour wax ni sama xalaat li tax ma wax ko ci lii laa ko teg ak lii ak lii ak lii dañuy wax argumentaire scientifique ñooñu nag su fekkee ni rationalité boobu dafa jugee ci seen bopp ñoom amuñu lu dul di waxee passion te passion boo koy waxee léeg-léeg da ngay waxee xol ak xër mais doo waxee un peu li ñuy wax xel ak leeraange donc loolu moom moo leen yóbbu si souvent ñuy wax ba seen kàddu yi di ñaw wala muy ñagas wala muy ñaaw façon ñaaw boo xam ne nii foo ko natt weesu na ko. bu weesoo seen jàng li mu soriwut ñu ñàkk it ay lay ngir mën a opposé wu ni société yi doxalee loolu it day taxaw moom sociologue bi gisa noonee. personnes yooyu ngeen di wax yépp suñuy permettre di wax ce genre de propos c'est parce que dañ nekk ci benn société ñoom boo xam ne nii moom moo leen gàttandu société yooyu nag ñoom dañ jox importance bu ngand moo bu ñuy wax liberté ku mu neex nga wax lu la neex te kenn du la ci toppee mënoo leen porter plainte si li ñuy wax il faut nga jaare ko feneen ay terrorisme ay te boo xoolee société américaine bi société boo xam ne ni la dañoo am ñaari façon violence soit dañ koy def ci kàddu wala ñu koy def aussi yaram ak ci jëf ak jëf société yi ñu nekk wala léeg-léeg ñuy toppandoo ma roy dàq loolu la ñuy wax imitation sociale. ci ay xibaar li ñuy toppee activiste sénégalais boobee di Ousmane Tounkara mooy ne dafa woote ne nañu lakk yenn ci kërub kilifa yi gannaaw manifestation yu ñu doon amal ci mbirub Sonko Adji Sarr loolee tax ñu teg ko loxo gannaaw ab plainte boo xamante ne nguurub Sénégal moom moo ko jëmle ci moom. pour man RFM mooy rajo bi gën a jege askan wi. RFM rajo bi jaamu seen soxla. autoroute à péage diggante Dakar ak aéroport international Blaise Diagne bu Diass état bi dugg na ci capitalu société bi ko yore ci téeméer boo jël état bi am na ca ñaar fukk ak juróom kuréel gi ëmb way jëfandiku yi nag di ko rafetlu waaye Cheikh Oumar Sy may njiit la ak ay ñoñam nee na daal li leen gën a ñor ci jamono ji mooy ñu wàññi seeraayu péage bi mu ngi ci ligne beeg Alaaji Njogu Jéen. capital bi dinañ ko ubbi à hauteur de 25% pour état du Sénégal mais surtout aussi que taxe foncière bi nga xam ne ñaar téeméer la woon dinañ ko yóbbu ba 800 millions ba pare loolu ci chiffre d'affaires bi bu yokkoo mu yokku donc loolu déjà am nañ ci njeexital li ñu ci des mooy tarif bi ak li nga xam ne tey mooy sécurité route bi ak entretien bi ak ni ñuy fexe ba sénégalais yi gën a jàpp gën ci liggéey sous-traitants yi surtout ba nga xam ne sous-traitants yi ci bëri ay société française lañu da nekk ay sous-traitants sénégalais yoo xam ne ñoom itamit ci wàllum entretien autoroute à péage bi lañ ci war a bokk. li nguur gi dugg léegi ci capitalu société boobu di SECA yor 25% ci actions yi ndax loolu dina tax njëgu autoroute bi wàññeeku ndaxte xam nañ ne mbir na boo xam te ne soxal na leen ndax yéen a ngi ngànk fa ngeen jàppoon ba léegi. waaw loolu lañ ciy ngànkoon parce que gis nañu ne tey ñun li suñu xalaat moo doon kuy dugg ci autoroute bi jëlal sa carte booy génn nga fay fi ngay fayee loolu moo doon suñu mbëbët nga xam ne dëkk yu bëri noonu lay doxee pour mën a fexe trafic bi gën a gaaw parce que gis ngeen ko bu ñuy fay déjà rek booy dugg biir autoroute à péage bi embouteillage yu bëri muy créé tey bu nekkoon da ngay jël sa carte dem sa yoon rek booy génn ngay fay kon dina wàññi lu bëri ci loolu donc yooyu tamit ñu ngi mbëbët di xool mais comme déjà lii avancé la ñu ngi xool fan la ñu jëm ak ñoom dinañu gën a góorgóorlu gën ci taxaw pour état de Sénégal gën a yokk non seulement capital bi mais surtout aussi na fexe société yi comme gis nañ ko comme société EDK tey ubbi na ci autoroute à péage bi ak Elton ñu fexe sénégalais yi bokk ci ñii di entretenir autoroute à péage bi parce que société française yi ñoo ci gën a nekk sous-traitant yi tamit ñu def ko comme contenu local bi nga xam ne société sénégalaise yi ñoo ci gën a jàpp. mu nekkoon na Cheikh Oumar Sy. foraay bu jàmm gën a Sicap Mbao tàkkati na ni ki tey jii ci suba ci fajar cur yi sax la tàkk amul kenn ku fa ñàkk bakkanam jur ga it amul la benn bu nga xamante ni daal xal yi lakk na ko donte nag ñax maak ngooñ ba fa newoon daal lakk na ba jeex ndongo ka mënuñu wax ne loolu ko taal gannaaw doo ko yëg. benn ci pàcc bu daral bu jàmm gën moo daal dee tàkk ba jeex ci boori 5 heures ci fajar lakk gi nag daal dee am ci barab bi dalloo nag ñi di jaay mbopp mi. ñax mi la ñuy jaay moo nekk mbopp mu bari mënu stocké woon nag foofee daal dee tàkk nag ba daal dee jeex kenn ci borom ngooñ yi di xayma nag li mu joto ñàkk ci lakk gi. li fi jotoo nekk wàcc motoon 5 millions ci ñax te daf fi fekk ñax ci encore ci guddi gi encore am na yu commencé woon wàcc parce que léeg-léeg camion par guddi la ñuy ñëwee. lakk geek ni mu gaawee dem sax ba daal dee jaaxal ñii di borom jur yi nekkee ci daral bu jàmm gën benn ci ñaari jàkka yi nekkee tamit ci gilee daral lakk gi tamit daal dina koy yàq li waral gile safara ba léegi nag kenn xamagu ko waaye ñoom borom jur yi ni ñàkkum kaaraange gi nekkee ci barab bi nag la ñuy ñaawlu. fii def amul sécurité ci encore ci kaw yoon la nekk tuxkat yi ay affaire yooyu et cetera bari na. sapeur pompier yi tamit bu ñu
leen woowee ñu daal di ciy def lu daal di am solo ndax bu nu gaawul woon daanaka leneen la ñuy wax. ñetti oto lañ fi indi guddi ba léegi suba gi. mu mel ni nekkul gulit daral bu jàmm gën a Sicap Mbao di amuk lakk ndax daaw ci weeru janvier xaw tuuti lakk gu ni mel daal dee yàqati bile barab ndongo ka jàmm gën Sicap Mbao rajo Futur Média. ndongo ka jërëjëf. Horizon sans frontières yëkkati kàddu jëmee ca la xew ca Gambie ni ki démb. Gambie dafa am doomu réew mu Sénégal boo xamante ni dañu ko tuumal ne dafa faat ab Gambien mbir ma andi woon coow ba xeexoo sax jot cee dugg loolaa tax njiital Horizon sans frontières di kuréel goo xamante ni li ko tax a jóg rek mooy toppatoo sénégalais yi ne ca biti réew njiit la Boubacar Seye di sàkku rek ñu ànd ak dal ndaxte diggante Sénégal ak Gambie dara xaju fi ñun ñoo bokk mel na réew. te yokk na ci ne suñu njiit yi moo xam yu Sénégal ak yu Gambie war nañu toog lijjanti ko nu mu gën a gaawee Boubacar Seye di sàkku rek ngir ñu gën a rataxal diggante Sénégal ak Gambie ñu teewlu kook Nafissatou Sila. du dara lu dul woote jàmm parce que tey kenn mënul accepter kenn mënul imaginer ay tension yu juddu entre Sénégal ak Gambie nekkul ci intérêt Sénégal nekkul aussi ci intérêt Gambie loolu moo tax tey ñun ñu ne il faut qu'on revienne à la raison pour que waxtaan la discussion puisse l'emporter tey soo xoolee ñaari dëkk la yoo xam ni li leen séparé rek mooy les tracés géographiques on retrouve pratiquement même les mêmes liens culturels entre Sénégal ak Gambie suñuy fàttali aussi sénégalais yàgg nañu sonn pour la restauration de la paix et de la démocratie en Gambie les Sénégalais yàgg nañu damay wax ni sax payer le prix du sang pour que jàmm am ci dëkk bu mel ni Gambie le cas Samba Kukoy Sagna le cas Yaya Jammeh wone na ko loolu moo tax tey ñun ñu ñaaxaat les autorités gambiennes à la responsabilité pour ñu jël ay matuwaay yépp pour que jàmm mën a am pour mën a protéger aussi doomu sénégalais yi nga xam ne tey ñoo nekk Gambie parce que entre Sénégal ak Gambie loolu coow war faa mën a am parce que li ñu gis nekkul la Sénégambie te c'est pas à l'heure tey Afrique war ñu dépasser des tensions yu demee ni entre deux peuples yoo xam ne ñoo bokk lépp il faut waxtaan am pour que nit ñi delloowaat seen xel pour que jàmm mën a am bu aller dans le sens du dialogue et de la discussion delloo si xel yi loolu mooy rôle Sénégal ci li nga xam ni coow li yoo xam ni moom moo nar a jóg te su jógee kenn xamul lu mu nar a jur ci ñaari dëkk yoo xam ni benn lañu kon nguuru Sénégal mënul lu dul dox ci tànku jàmm. RFM bitim réew. Georges Déthié Diop nu ngi lay nuyu. maa ngi lay fay Barthélémy. biti réew ñu tàmbale ko ca Nigéria enlèvement ya ña nga fay wéy ci l'école ya. démb ci état bu Kaduna ca nooruk dëkk ba ñetti jàngalekat la ñuy yóbbaale gannaaw ab cong bi nga xamante ne songoon nañ ko ab l'école primaire Nafissatou Sila. gouvernement bu Kaduna moo ko xamle ci ab communiqué di ñetti jàngalekat yoo xamante ne dañu leen a fëkk ci district bu Birnin Gouari ay nit yu yore ay fetal ñoo egsi ki moto daal di nag envahir école ba yépp école ba ñetti enseignants yooyee doon jàngale ci xibaar yi nag mel na ni mooy juróom-benneelu attaque boo xamante ne ñi ngi ko amal ci diggu Nigéria ba sax ci bët gànnaar gi lee foofee sax ñi nga xamante ne ñoom ñooy fëkkkat yi dañuy attaqué ay village di yóbbaale seeni jur wala sax di fëkk nit di ko weccoog xaalis li jiitu fëkkup ñetti jàngalekat yooyee nag ñi nga xamante ne ñoom ñoo yore kaaraange gi foofu ci Nigéria fexe nañu ba daal di neena la pexe bi ñu laloon ngir daal di fëkk lu ëpp téeméeri ndongo ba tey ci dëkk boobee di Kaduna dëkk yi ko wër sax ñoom ci seen jëmm bopp xaw nañu tiit ndax léeg-léeg sax ñooñee daal di leen attaqué mbir yi ni mel tax na tamit état yu bëri foofee ci Nigéria daal di imposé ñu daal di tëj bërëbu jàngalekaay yi ngir gën a am kaaraange waaye liñ ci ragal nag mooy ni loolee dana tax lii di njàngum bi fa lay jaare taxawa rawatina njàngum jigéen ñi. ci Mali ab relève montante bu poste bu Tessit moom moo daanu ci ab embuscade ay nit ñu yor ngànnaay ñoo leen ca doon xaar bilan bi ñaari soldaar ñoo ca ñàkk seeni bakkan ak juróom-ñetti soldaar yi nga xamante ne jëlee nañ ci ay gaañu loolee la l'armée bu Mali xamle ci ab poste bi nga xamante ne def nañ ko ci seeni page Facebook ci République démocratique du Congo moom dëkk bii di Boulonga ci estug dëkk ba gën kaa tuuti fukki nit ak juróom ay civil ñoom la ñu fàtt ay nit ñu yor ay ngànnaay ñoo def lu ni mel kilifa yi dëkk ba nag ñoom joxoñ baaraamu Tumba combattant ougandais yi bokkee ca mouvement force démocratique allié cong gaa ngi am guddik dimanche jëm altine manifestation ya ca topp nag ñi yor kaaraangi maanaam force de sécurité yi tiire ay bal rey ñetti ndaw.
ñu dem ca Centrafrique wax ci élection législative ya fa doon am dimanche que li weesu kuréel ga fay saytu élection nag nee na rafetlu na daal xelam dal na ci ni élection bi demee. ñu ne ni scrutin bi demee jaar na yoon te amul benn jafe-jafe jëm ci wàllub kaaraange liñ ci doon tiit yëpp ay na di agence nationale des élections ne juróom-benn circonscription cote ñoo wotewul ci téeméer ak fukk ak juróom-ñett ya fa am rapporteur général bi ne nemeeku nañ nag ay problème yu ndaw jëm ci wàllu tentative de fraude ak tentative d'influence waaye ñiñ ca joxoñoon baaraamutuma teg nañ leen loxo agence nationale des élections di xaarandi urne yi jóge ca province ya fii ak ëllëg àllarba ca Bangui résultat yi nag résultat provisoire yi dañ ko xam gën kaa yéex ñaar fukki fan ak ñaar ci weeru mars gi ñu nekk ni ci li bi lañ koy jeexale ak premier ministre bii di Abdelhamid Beba moom prêté na serment démb altine ci maakaanu parlement bi maakaanu négandiku la sax ci ville bi di Tobruk juróomi fan ci weeru février gi ñu weesu lañ ko tabb premier ministre par intérim juróom-ñaar fukki kilifa ak juróom yu libi ñoo ko tabb mu doon premier ministre par intérim ci njàppandela ko mbootaayu xeet yi Abdelhamid Beba moom war a gérer transition ba foofu ca Libye ba élection yi nga xamante ne nam nañ ko def ci weeru décembre gi ñu dëgmal. merci jërëjëf Georges Déthié Diop Ablaye Diop ñëwoon. Malal. Barthélémy. wala toogaay bi jekkagul. fu naa ni tabarkàlla mën nañoo doxal. mën nañ doxal waaw tabarkàlla noo def Diagne. sant di muñ ak di moytu. ñu wax ci compétition yi ci Afrique Tëngéej ak Jaraaf tey ak ëllëg yëpp daanu football. ñoom ñoo teewal Sénégal ci jongante africaine yi ci club yi Ligue des champions ci tey jii ci Algérie Sénégal Tëngéej FC moo ko fa teewal ci ñeenteel bi journée phase de poule bi 19h lay doon seen diggante ak waa Mouloudia bu Algérie dañ leen daal di daanoon nag fii ñoom waa Tëngéej FC ya ca Thiès benn bal si dara ñu war a kon fexeende daal ba am ndam ngir soppi taxawaay ca googule poule ñu ne nga xam ne guddiñ toll ñoo fay mbaba daara. waa Jaraaf itam ñu ngi seen ñaareel bi journée ëllëg la ñu ko fas yéene sax amal seen diggante ak waa Sfax tunisien loola nag ñu ngi ko tëgg ci Stade Lat Dior bu Thiès ne bu ñeenti waxtu jotee la kon fas yéene tàmbali waaye tey ci ngoon ñaari entraîneurs yi ak seeni capitaine daanu daje ak seen xabaar yi laaj ak tontu dox ci seen diggante. ñu wax ci Ligue des champions Real Madrid ak Manchester moom ci quart de finale yi la ñu teg seen gët. loola mooy seen itte tey ji ci ngoon bu 20h jotee jëm ci 8e de finale retour yooyu la jongante muy Ligue des champions ñii di waa Real gannaaw ba ñu dóore woon waa Atalanta di Bergame gannaaw ba Ferland Mendy dugaloon benn but ca jóge jongante daanu kon dalal ca Espagne ñii di waa Atalanta yi di Bergame di doomu Italie ngir fexendi kon yeggale seen mébét googa waa Manchester City itam daanu dajante ak i doomi Allemagne muy di waa Borussia Mönchengladbach bii tur Aba stress mëne su ko wax sànq waxee na ko nu ne waaye jagut ma nga noonu kon ñoom nag waa Borussia Mönchengladbach yooyu le City moo leen daanoon ñaar si dara ca ale ba nu jàpp itam ci foole biti réew yi ni kii di Zlatan Ibrahimovic doomu Suède la dafay dellusiwaat si équipe nationale bu Suède juróomeet gannaaw ba mu waxee woon dafa daal di bàyyi foofule ngir jël retraite internationale bi gars yi dañ ko wóoluwaat ndax dañoo xool ni mu taxawee ca AC Milan di équipe bu mag ba nekk ca Italie te mu gàddu leen di doxal ak ñoom doxal woo xam ni kenn mënu su ko miim lii moo tax nu wóoluwaat ko ngir mu ñëwaat soit bu équipe nationale ba ba mu fay jógee nag moo nekkoon capitaine ba. wolof nee na gon Guinée lu mu màgget. desee ngeleju tubarkalla. tir et chasse moom nu ñu koy waxee ci wolof. tir et chasse. mooy di fit ak rëbb. di fit ak rëbb. tabarkalla. waaw dimanche bi ñu dégmal. ci la ñuy jongante finalu président fédération bi. waaw dafa daal di teg coupe mu ñu tuddee ko coupe président fédération sénégalaise tir et chasse loola ne dimanche bu 9h la ñu koy daal di tàmbali fa fecce école bu gendarmerie bu nekk ca Wakaam ne nag jongante yi la ñu jàpp mooy skidball trap mooy dañuy daal di bës benn machine mu am lu mu sàññi lu mel ne ko pitax gars yi fitti ko ku ëpp loo jam yow yaa gagné mbaa am na ci bu ñu duppee 10 mètres air comprimé fetal bi dañ ciy def air ngay daal di kon natt sa bopp ngir mën a fitt woo xam ne doo door la ji ku gën a jub gën a jege tumb bu ñuul bi yow yaa jël raw gàddu gi ak mbay faal mais du ko mën ak beneen bu ñu duppee P22 nag arme de poing la moom ngànnaay la su ndaw sooy téye sa loxo booba itam dañu koy daal di tegal ay miir ci mu xaw a laa dànd tuuti ngay natt boo tiiree ki gën a jege yëf yi mooy jël raw gàddu gi góor ñi ak jigéen ñëpp la ñu war a boole dimanche bu ñu ndekkee ba noppi te président mooy fay ndekki la moom Mamadou Ba dana nag daal di sóobu ci jongante bi wax na nag moom kilifa gi lu tax mu teg coupe bi sumb jongante bi que ministre bi xam ne mooy ministère des sports jël na décision pour que ñu lever li xam ne moom mooy li ñu doon tere
ci affaire organisation yi ndax xëy na pour nit ñi bañ a di regrouper wu ak yooyu mais dañuy wax ne mën nañ def suñu sport mais nañu respecter les mesures barrières léegi li ci nekk moom mooy que ñun suñu bopp dinañu organiser dimanche bi la coupe du président de la fédération sénégalaise de tir et de chasse ci école gendarmerie bu nekk Ouakam bon loolu nag dafa nekk comme li ñuy wax en fait aada quoi aada la parce que moom la ñuy ubbee normalement saison sportive yi li ci nekk moom mooy que dañu bëgg mu nekk benn événement boo xam ne wax dëgg yàlla ñëpp dinañ ci mun a gis seen bopp parce que dañu bëgg mu nekk benn fête boo xam ne feetu tir sportif la te fas nañu yéene aussi invité ay nit ñoo xam ne ñu ràññeeku la bon li xam ne moom mooy discipline yi xam ne nekk moom la ñu tëral pour événement bi le samedi am na pistolet P22 mooy pistolet défense la dimanche 21 mars am nañu li ñuy wax skit le skit nag moom la ñuy wax bal trap xam ne nekk fetalu la ñuy tirer quoi calibre 12 am na également pistolet 10 mètres air comprimé bon pour góor ñi ak ñu jigéen ñi. tawarkal tirage bi de bëgg naa ko xooli xam. tawarkal am na solo. te def la boo koy def da ngay gën a dal. ndax yi jongante dafa laaj dal. dafa concentration waaw boo dalulee da ngay lajj dafay laaj dal ak concentration bu bëri. dañ lay jàngal tam naka ngay mënee am sañ-sañu sàmm sa noyyi. ndax tiir gi dafay ànd ak foo xam ne da nga war a noyyi bu baax. nga retenir benn ay secondes pour yëf yi mën a jub. donc day dem bu mujj da ngay tàmm loolu da ngay mujj nag nekk nit ko xam ne da ngay dal da ngay yore jikko bi ñu gën a xam ci ndox gën ko sopp ci nit. mooy dal tey waaw léegi nag maa ngi dem. waaw waaye fanweeri simili ak ñaar moo toftalu ci benn waxtu. maa nga fee taxaw 45 maanaam ñeent fukki simili ak juróom bu mu la fekk fi nga toog. da ngay bañ ma xaabaabal. waaw loolu laay bañ tey. acca lépp a ngi dépendre ci Nafissatou Sylla bi ñuy waaj a teg. patronat bu Sénégal tolloogul foo xamante ne dina mën a rey ba mu jeex tàkk li nga xamante ne moom mooy ñàkkum xëy mi loolee di gëm-gëmu économiste bi di El Hadj Mansour Samb. li ñu gën a gis mooy seen activité toujours day tourner autour d'une certaine proximité avec le chef d'État c'est-à-dire que bu président bi di voyager da lay yóbbaale yow di nga jege président bi alors que loolu taxul ñuy wax patronat mais suñu patron yi du ay affaire investissement ay affaire u ànd ak président la am l'oreille du président Sénégal lu fiy xew yow lu ñuy jëkk invité c'est juste une forme politique de faire des affaires c'est ça le problème moo tax proximité boobu ñuy am ak président bi loolu mooy tax aussi ñuy gën a xeex pour nekk vraiment président mais boo xoolee ñoom ñëpp kenn amul si entreprise bu mag kenn mënul si wax ne dana fay salaire 100 employés. ngir moom sukkalikoom dafa aju bu baax ci ñi ñu dippee homme d'affaires yi ba tax na nag kenn waru ko ñàkkal fayda. bu ndóol bi du yokk rek c'est parce que on n'a pas un patronat efficace qui est là pour lutter contre le chômage te pour ñu am loolu il faut ñu am de vrais patrons qui ont de l'argent et qui ont de grandes entreprises sinon day xaw a doy waar boo xoolee Sénégal entreprise yi fi gën a mag muy Sonatel Télécom muy banque Attijari muy Eiffage BTP muy Accès Assurance ñoom ñëpp seeni patron bokkuñu ci patronat sénégalais ce sont des entreprises étrangères donc kañ lañuy am patronat boo xamante ne war na mën a taxaw pour lutter contre le chômage loolu xam nga kañ lay nekk. docteur Souleymane Keita di tamit économiste jàpp ni plateforme boobee ëmb li di patronat dafa war a nekk lu mat sëkk. réglementation bi li ñu war a wax c'est très important parce que justement actuellement ni ak crise bi certaines entreprises yoo xam ne ñu profiter cette situation pour mettre à la porte certain nombre de travailleurs actuellement parce que crise mondiale la muy aggraver rek chômage yi parce que amul réglementation travail yi c'est-à-dire que actuellement yaa ngi constaté certains patrons yoo xam ne ñu licencier travail mu évoquer uniquement ce qu'on appelle motif économique yi donc loolu dafa yomb trop. ngir suñuy jàngatkat yi lée foofu ñu gën a yeewu bu baax. bu ñuy wax patronat mooy ñoo xamante ne dañuy nekk ñoo xam ne dañuy accompagner Sénégal dans son projet de développement day nekk exemple ay généraux yoo xamante ne dañuy accompagner le Sénégal dans la guerre économique que le Sénégal doit mener contre la pauvreté patron yu bëri dans le monde loolu mooy seen rôle muy MEDES France muy confédération générale des entreprises de Côte d'Ivoire du Maroc ñooy ay patron yoo xamante ne d'abord ku ne da nga am entreprise bu mag ku ne tam bu président di voyager day ànd ak yow pour nga dem xool noo mën a investir si dëkk boobu. lu ñu war a wax ñu war a def pour ne pas fragiliser davantage yoo xam ne économie sénégalaise yi parce que actuellement entreprise yi ñuy commencé daanu à cause de la crise. lii di patronat fii ci Sénégal nag mel na ni ba fi ñu toll nii nag kenn ràññeewu ko bu baax ci liy jëmale koomu réew mi kanam ba tax na suñu économiste yi jàpp ni foog ñoom ñu def seen kéemtalaay kattan ba daal di gën a mën a suqali lii di koom bi ak lii di xëyub ndaw ñi. mu nekkoon Nafissatou Sylla ci dossier bi nga xamante ne tey ñu ngi ko jagleeloon njaatige këru liggéeyukaay yi mu di patronat bi waroo ma fàttali leen ko dafa dox seen diggante ci la ko waral mu di tàmm bi ni ñu fale njiit la. ñoom nag njaatige yi nekk di xaxarante fekk këru liggéeyukaay nekk ci tolof tolof di jamono ji ndax feebar bi di mbas mi. Comptoir commercial de plomberie du Sénégal CCPS. seen cuuraay raktak bi rey yooyu
seen gamme Opalia ak seen savon de Marseille créole ñoo leen di may li ci yéenekaay yi. ñu ànd ak Mamadou Mouhamed Ndiaye. jërë ngeen jëf AstraZeneca di ñàkkub angale gi ñu tàmbalee gaafal ci réew yu bari ci àdduna bi journal L'Observateur moom la xëyee ubbil yéenekaay bi mi ngi ñuy wax ne ñàkk la boo xam ne Angleterre la bawoo aaru ci coronavirus bi moo ko tax a jóg waaye am na lu mat fukki réew ak lu teg yu nekk ci àdduna bi yoo xam ne dañu koo tegandeegam ci suuf jëfandeeguñ ko ndax dañu caa gis lu dalul seenum xel fii ci Sénégal it ñoo ngi wax ci réseaux sociaux yi ne am na ñoo xam ne ba ñu ci ñàkkee seeni mbokk yëf yi jigu leen saafara su juraat jàngoro la mu di xibaar boobu L'Observateur nee nañu ñi séq wàllu wér-gu-yaram gi ci réewum Sénégal dëggalaguñu ko nañu ko ba ñoo ngay wéyal bu baax a baax campagne bi ñu def jëm ci ñàkk askan wi ngir aar leen ci mbas mi Le Quotidien nañu ak loo ci mënti dégg daal moo di AstraZeneca gi moom kaal réewu tubaab yi ñu ci bari suspendre nañu vaccin bi journal bi nañu fii ci suñum réew di Sénégal docteur El Hadji Mamadou Ndiaye directeur de la prévention wax na ne amaguñu benn jafe-jafe ci vacciné gi ñuy vacciné nit ñi mu di lool ci gis-gisu journal Le Quotidien am nag waroo ci li tukkee ci gëstu bi nga xam ne BPE mu di bureau prospective économique bu mu baraglo bi def ndax ci jàngat boo xam ne ñoom waa BPE def nañu ko li mu wane moo di fii ci Sénégal téeméeri nit yoo fi jël fanweer ak ñett yu fekk lëf ya maanaam 33,4% yi dese nañoo sawar ci ñu ñàkk leen ngir àlleen ci coronavirus bi ñàkk bi waral coow leeg mbambule di AstraZeneca La Tribune mi ngi laaj ndax duñu yegg ci suspendre ko ci réew mi ba jëmmi jamono rawatina bi nga xamee ne réew yu tubaab yu bari ci àdduna bi ñoo ngi koy moytu la si ne kay nañu AstraZeneca moo di vaccin bu bari coow réew yu ci mel ne France Allemagne Italie Espagne Danemark Hollande ak Portugal ñoom bàyyi nañu ko teg nañu ko fi suuf le mandat nañu vaccin bii di AstraZeneca neexu dawóolu ndax jiixi jaax gi ci am ak li ñu koy waxal ba tax gaafal gi ñu koy gaafal mi ngi gën di law immunologue bi di docteur Tanaxa Njaay Jéy di wax ci xët mu njëkk Soleil national wax juy dalalum xel ci vaccin AstraZeneca bi li mu gis moom docteur bi moo di campagne bi ñuy def ak vaccin AstraZeneca ware su ko dakkal dañu ko war a wéyal ñu wéy ci journal Le Témoin sang bu tedd ba ca Touba di Sëriñ Muntaxa Mbàkke Basiru xalifa général des Mourides moom la journal bi xëyee bàkke wi ñu doon bàkke Maam Abdoul Aziz Sy Dabakh Malick mu di régulateur social Témoin nee nañu Sëriñ Muntaxa Mbàkke Basiru yeyoon a bàkk wooye ndax moom sëriñ bi nitu jàmm la nit la ko feese dell ak diine yore ji koy pusa bëtu askan wi fu mu xonqe mu ñëw taxaw seen wet coonob askan wi it alalam du ko fekke yéenekaay bi nañu waxuma la yoonu murit waaye Sénégal gi yépp lu ñu doon jooy bi ñu ñàkkee Maam Dabakh Malick mën nañoo feral seeni ronqañ ndax Sëriñ Muntaxa mi ngi fi Sëriñ Muntaxa mi ngi it ci xët mu njëkku Rewmi Quotidien moo fa nekk moom ak Abbé Jacques Seck ay régulateur social noonee la leen journal bi tudde ñu tudd beneen sang bu tedd bu ñu doon màggal démb ak bërki démb mu di Seydina Limaamu Laay Almahdi lii Quotidien nañu téeméer ak ñeent fukk ak benneel wooteb Maam Limaamu Laay màggal nañu ko démb ak bërki démb waaye ci kaw respect gu mat sëkk ci geste barrière yi ñuy digle ngir moytu lu lawal coronavirus gi ci la ñu ko màggale Soleil national nañu ci bés bu am solo boobee ci lay xalifa bi sàkkoo ci ñi séq réew mi ñu góorgóorlu ba jàmm ak dal gi am ci Sénégal dara bañ ko yàq njiit réew mi Macky Sall Les Échos nee nañu keroog àjjuma ba muy daje ak gaay yi ci société civile gi wax na leen ay dëggam yu wér péng nee na leen chef d'état gi ma doon tax na du ma nangu kenn di wañ sama loxo bu mbir xewee nag nangu naa ñu toog waxtaane ko ba saafara judd ci waaye ab état di yox-yoxi ci benn faat na waru ko waxi troisième mandat bi yéenekaay bi nee nañu wax na ci ak ñoom ba sàkku ci ñoom ñu arrêté débat boobee ndax nee na leen musuma taxaw wax fenn baa ma wax kenn ne damay def troisième mandat nañu àndandoo liggéey réew mi ndax mënuñu fee nekk fukki weer yu nekk ba fukki weer ak ñaar yu nekk ñu bëgg a organiser élection ci réew mi njiit réew mi Macky Sall yéenekaay bi nee nañu wax ne gaay yi ci société civile gi ne leen nit mënut a nekk cim réew justice réew ma soxla ko mu bañ a dem wuy ji ne muy Abdoulaye Wade di Idrissa Seck ba ci man mi ku ci nekk jaar nga ci bi la justice woowee li nga doon def yépp danga koo bàyyi dem wuy ji ko